ñoo ñëwoon teew fii di masu waaye tey bu ma paree sax man bu ma génnee rek la ma gouverneur woo nee ma suba secrétaire général du ministère de la santé et de l'action sociale monsieur Alassane Mbeng dina ñëw àndante ak directrice bi de la santé ak ñeneen kilifa ci ministère bi pour ñu ñëw yegg si yéen masawu leen. donc ñun moom jëloon nañ fi kàddu démb am lu ñu waxoon ba pare metti lu nañu trop li fi am ndaxte man c'est la première fois ma assister braquage au niveau du poste de santé donc mu nekk lu yéeme ñu naqarlu ko ndaxte béréb bi nga xam ne bi la ay malade fa nekk ñu fay liggéey ñooñu tamit dañu fa nekk pour xettali doomu aadama yi waaye taxul samba boy ñoom fépp fi nga xamante ni fi xeeñtu nañ fa koppar dañ fay dem xam naa ne nag léegi nag poste de santé yi xam naa ni koppar moo fa nekk léegi moo tax nag ñoom it ñu ñëw parce que xaalis moo leen fi andi woon xaalis moo taxoon démb monsieur le secrétaire général am na sax lu ma leen wax ni leen am na kilifa Touba bu mosoon wax ni koppar xaalis ndaw li nga xamante ni bi la gàllaajam mooy na fanaani ji këram ñu dubal ko banque denc ji ko fa parce que ndaw li nga xam ne bi gàllaajam moom bu lay fanaan àll lay bañ bu fanaanee àll rek dafay faatu kooku mooy xaalis moo tax ma leen doon sax lancer leen benn appel ñu di farlu di yóbbu seen recette di ko déposer bi ñu yëgee ni recette yi moom dootu fi fanaan day dem rek dañuy ne foofu xaalis dootu fa amati parce que dootuñ ko fa def mais di dajale recette moo tax ñi ngeen di parce que boo yoree xaalis rek bu ñu xalaatee ni yow sa kër sax xaalis ma nga fa rek yow métti nga sa bopp en danger déjà donc loolu donc dénk nañ leen ko wax nañu ci wàllu sécurité yu ñu war a renforcer ak yeneen dispositifs yi nga xam ne bi sax quartier yi war nañ ko mën di jël ci wàllu sécurité ay ndaw yi nga xam ne bi ay comité de vigilance yi nga xam ne war nañ ko mën di taxawal seen ay quartiers yi jàppale seeg ak waa kii Safitou Anane ak ñeneen comme ñoom Modou Diop Diawbe dégg nga maam ànd ci ak police ak sécurité gendarmerie ñooñu ñëpp bu ñu lëkkaloo je pense que sécurité dañ ko mën a assurer parce que sécurité wax naa leen ko léegi chaque citoyen est gestionnaire de la sécurité dañu jàppoon ni sécurité affaire wu gendarmerie la rek ak police rek mais léegi dem nañu àdduna mi ngi dox ñu jàpp ni sécurité léegi affaire yu ñëpp la képp ku taxaw rek ci koñ bi rek yow war nga dox ci sécurité bi tamit soo gisee li nga xam ne bii naka sa noonu la rek war nga mën a saisir les forces de sécurité nga ne leen li ma gis diw nii nga signaler ko rek nga yow sa def nga sa c'est un acte citoyen ñu dëkk tubaab bi bu ñu la gisee nga def naka sono rek ñoom dañuy kuy woo police doo ko yëg mën na fekk mi ngi sa wet sax taxaw di la kii woo nank da nga jékki-jékki rek ñu ñëw ñu wër la donc xam nga affaire sécurité du affaire force de sécurité yi lot lii du ñoom rek dong de il faut que population bi am ce réflexe n'est-ce pas de signaler d'alerter donc loolu donc ñu ngi siy dellu si waat di si lancer un appel donc à la population. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ndam maa ngi lay nuyu bu baax di la sant ci dalal bi nga ñu dalal gis naa aussi sa taxawaay ci mbir mi gannaaw bu mu amee ba léegi sëñ ji li ñu ngi lay ziar bu baax madame l'ICP ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu personnel bi yëpp ñu ngi nuyu président association infirmier yi yëg nañ ne ñu ngi fi di nuyu suñu collaborateur di nuyu personnel bi yëpp naqar moo ñu fi indi waaye am nañ tam mbégte ñëw teew fii fekk fii population Mboussobé ak ñi nga xam ne yàlla moo dogal ñuy liggéeye fii
ñu leen sant bu baax ci dalal bi mbir mi mu ngi am ci guddi samedi jëm dimanche bi ñuy yeewoo dimanche ci la ñu jot compte rendu bi nga xam ne médecin chef région bi def na ko mu fekk ministre tàmbali voyage am jëm Addis Abeba ci Éthiopie ba tax mu demandé ma constituer benn délégation ci turam ngir ñëw bokk ak yéen naqar wi ak tiis bi ci délégation boobu dama ciy ñëwaat parce que c'est important ñu ngi sekk le sous-préfet de l'arrondissement de Ndam, le directeur général de la santé, le directeur des ressources humaines, le MCR de la région de Diourbel ak le MCD, le médecin chef de district, mais aussi ak cellule communication du ministère bi nga xam ne Anne-Marie moo ko teewal ak également waa SNEPS ñi nga xam ne ñoom itam dañuy jàppale ci lu jëm ci wasaare information bu jëm ci santé. Monsieur le ministre dafa naqarul bu baax ñi nga xam ne moo xew samedi jëm dimanche ñun ñëpp ñu bokk ko naqarlu parce que lu tiis la waaye war nañu sant yàlla parce que beneen dogal mënoon na ci am ñu leen masawu bu baax mais itam di rafetlu seen taxawaay parce que vous avez fait preuve de courage te loolu dafa jar ñu rafetlu ko yéen ñëpp da ngeen ànd nekk benn pour faire face à cette situation te loolu mooy leen may tey ngeen mën ñu accueillir ci dal donc affolement amul ñu leen rek wax ni dañu ñëw ci turu ministre ngir fësal soutien bi nga xam ne tutelle bi moo leen ko yoreel mais aussi ngir massawu leen bokk ak yéen tiis bi nga xam ne moo dal ci poste de santé bu Mboussobé lu metti la li tax mu gën a metti sax mooy que ni dañu dal ci service public te loolu mu nekk lu condamnable lu kenn xamul lu muy nuru préfet wax na ko c'est parce que dañu yaakaar ne fii am na xaalis mais nekkul lieu boo xam ne vraiment war nañ mën a dal ci kawam quelle que soit région yi nga xam ne moo mën a mobiliser nit waaye Samba Boy moom Samba Boy rek la mënul tudd leneen te fa mu yaakaaree ne mën na fa def toj-tojam rek da ko fay def yëg nañu ne am na 200 000 francs yu ñu fi yóbbu loolu aussi ñu koy naqarlu bu baax waaye ministre bi nee na montant boobu dañu ñëw restituer ko donc préfet ma la yëgal ne 200 000 yooyu ci turu ministère bi dinañ ko restituer gannaaw restitution boobu ñuy def danañu jàppale poste de santé bi ci un bon de médicaments de 300 000 francs ngir jàppale leen ci stocku médicament bi gis nañ fi ay yàqu-yàqu tam yu fi am yoo xam ne Samba Boy ñoo ko def danañu xool ak direction bi nga xam ne moo yore infrastructure à équipement nan la fi mën a ñëwee xool yàqu-yàqu yi fi am ñu reprendre ko bu laajee sax ñu am leneen luñ ci dolli danañ ko ci def
donc loolu la ñu indi woon ci turu ministre bi di leen gërëm di leen sant di leen waxaat ni mettit bi ñun ak yéen ñoo ko bokk mais ñu di leen ñaan aussi ngeen nekk benn former un bloc wane ne vous êtes restés les mêmes déterminés à faire le travail pour lequel vous êtes ici loolu dafa am solo waruñu baisser les bras parce que lu mel nii am na parce que nous savons que vous êtes des hommes et des femmes qui sont déterminés donc par conséquent il faudrait que détermination boobu ñu mën ko garder ngir faj bi nga xam ne war nañ ko faj population yi ñu mën ko wéyal mooy dellu seet itam ci appel bi nga xam ne préfet def na ko xam naa sax yéen a ngi ci parce que bu ngeen ci nekkul woon peut-être danañ fi fekk xaalis bu gën a takku mais loolu dafa am solo maanaam ñuy verser régulièrement recettes yi nga xam ne mooy wadd ci poste de santé bi ñu aussi renforcer sécurité bi loolu sax dafa ëpp seen doole seen kattan donc préfet lay ñaan lépp lu ñu mën a def ngir renforcer sécurité boobu ñu def ko ci poste bu soobee bi mais ci poste de santé centre de santé yi hôpitaux yi mais aussi ci bépp structure bi nga xam ne service public la dafa am solo donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant